booy boobu psychologue boo jàngoon psychologie boo xoolee booy bi xam ne kii li muy wax dëgg la Sénégal nag boo dëggee ñu dëgg la. jaay doole la mais on a gis nañ fi Mussolini gis nañ fi Hitler gis nañ fi Mbokata ñoom ñëpp ils sont allés KO maintenant du dëgg. wax ko du dëgg boo ko xoolee xam ko booy boobu psychologue boo jàngoon psychologie boo xoolee booy bi xam ne kii li muy wax dëgg la Sénégal nag boo dëggee ñu dëgg la. Sonko ñëw na leen waaw wallaay kenn bañ ko. ki koy jëm ak ki koy forcé. xam nga ni mos du benn. Sonko ñëw leen waaw wallaay kenn bañ ko. bokk gis-gis ànd ak Pastef. Sénégal yow la ñu xam. Sonko ñëw na leen waaw wallaay kenn bañ ko. ki koy jëm ak ki koy forcé. xam nga ni mos du benn. Sonko ñëw leen waaw wallaay kenn bañ ko. bokk gis-gis ànd ak Pastef. Sénégal yow la ñu xam. xanaa xoolu leen gisu leen déggu leen solution baa ngi nii. xanaa xoolu leen gisu leen déggu leen solution baa ngi nii. dëgg bi lool. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay fii tey li ko waral juste mooy ñu ngi ci dernière semaine de sensibilisation ci inscription yi ci liste électorale yi le 8 septembre incha allah lay jeex te ba léegi am na ñoo xamante ne nii inscrire guñ soit amuñu information bi soit am nañ information bi mais xamuñu fan lañ ko war a jëla fan lañ ko war a mën a amee donc dañuy profiter tey ci dimanche bi ñu dox ci mbedd Sam Notaire gën a def sensibilisation bi pour li des ci inscription yi jeunes yi surtout mën a dem inscrire parce que en réalité jeunes yi ils seront déterminants ci choix bi ñu war a def au niveau de Sam Notaire parce que élection présidentielle yi ñu génn on a constaté que jeunes yi ne représentent que 7% de la population électorale maanaam 2019 jeunes yi 7% kese la ñu représenté si ñu voté woon donc te jeunes yi ñu ngi représenté plus de 65% de la population donc 65% de la population nekk 7% de la population électorale loolu c'est un problème donc encore une fois ñu ngi leen di ñaax ñu inscrire ci liste électorale yi ñu mën a dem voté ji mën a bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy décider kan ak kan moo leen war a jiite ci gox yi ak gox-goxaat yi donc tey suñu daje tey loolu la pour gën a mën a sensibiliser les jeunes à travers les rues de Sam Notaire donc ñu ngi commencé fii kër sëñ Moustapha Bassirou quartier Daaru Minam la ñuy tàmbalee après dañuy dem Golf Nord 2 dem marché Sam dem Notaire ak bépp gox ak gox boo xamante ne mi ngi ci biir fii Sam Notaire rek incha allahu rabbi dinañ fa dem ñoo ngi leen gërëm di leen sant xam naa ne après dinañ amaat benn point bu ñu defee kii bi ba pare. askan baa ngi jooy xiif ak mar diñ rey fu mu toll dafa doy waay nguuru Macky réew mi dafa màqe fu mu toll dafa doy askan bi nañu yeew Sonko ñëw na leen waaw wallaay kenn bañ ko ki koy jëm ak ki koy forcé xam nga ni mos du benn Sonko ñëw na leen waaw wallaay kenn bañ ko bokk gis-gis ànd ak Pastef Sénégal yow la ñu xam Sonko ñëw na leen waaw wallaay kenn bañ ko ki koy jëm ak ki koy forcé xam nga ni mos du benn Sonko ñëw na leen waaw wallaay kenn bañ ko bokk gis-gis ànd ak Pastef Sénégal yow la ñu xam nit ku nekk ne am nga yoonu sax Pastef nit ku nekk jamono ji quoi tur bi rek dafa woote boppam quoi waaw tey jii dañoo nekk ay jeunes yoo xamante ne ni malgré que ñi ngi demal suñu bopp mais dañoo soxla ñoo xam ne pare ñi nekk si kaw am benn représentant boo xam ne ñu xam ne nan la ñuy doxalee quoi suñu xel mën a dal si kaw fii ak baaxul rek ñun ñu nekk ci suuf duñu mën a dem. tey soo gisee ku mel ni Ousmane Sonko dëkk ci gox bi di séntu poste bi poste maire sa xel dina gën a dal. sama xel day gën a dal surtout moom mii rek dalal na sama xel ci lépp waxuma keneen sax mais moom rek dafa dalal sama xel ci lépp
sunu mag la boo xamante ni yàgg na nekk ak ñun te taxawul nañ ci lépp quoi kon tey bu ñëwaatee nekkaat ci lii dañuy gën a sant rek sunu xel dal na ci moom daal. lan nga koy dégg par rapport bu ko yàlla dimbalee bu nekk maire lan nga koy dégg ak ndaw mi. ah bii mu daan dugal mu koy dugal rek mu gën a nekkaat ci la mu nekkoon rek moom am nañ yaakaar dégg nga moom dafa matale lépp Ousmane dafa matale lépp taw feex la waaw bu na ñëw maa ngi ci biir maa ngi fépp maa ngi ci kaw ci kanam ci lu allez trouver la ménagère mi nga xam ne saa su demee marché mi ngi naan 5000 francs yi may yóbbu naka laay def ba jënd ci lu mat naka laay def ba ndugg li ci mat allez trouver le jeune bi nga xam ne jaaxle tax na muy xalaat jël gaal di jël risque wala mu topp désert bi ne maa ngi dem vers l'aventure allez trouver l'intellectuel ambitieux nga xam ne am na ay xalaat. waaw dañ ko jox ma xam nga ki fi juddoo mu yaroo ko moom daa yemu dëkk koo xam daa wàllu yar waaw nañ ko jox rek maanaam na xam ne carrément moom li fi nekk xam na ko li fi nit ñi dund xam na ko ndax fi la dëkk fi la yaroo kon kooku dèjà moom du laajte moom waaw kooku nag ko joxee jàpp na ni moom wax dëgg yàlla am yaakaar ci moom man li ñuy bëgg rek dina ko def waaw loolu la rek waaw Sam Notaire est-ce que li fi nekkoon def na li xam ne war na ko ba tey yéen ñu gisal bopp ci Sam Notaire man de gisuma saa bopp man gisuma saa bopp ak ñoom Ousmane Samsu bi nekk na loo xam ni innovation la nekk ndax un jeune buy wuyoo tey bokk na digal xanaa maanaam mu gestu ay moromi jeune rek parce que moom li ñuy jeune yi dund xam na ko waaw maanaam su boobaa tam maanaam moom am na loo xam ne kenn du ko wax ndax moom xam na lépp waaw ki xamul kay ki juddoo ci koñ bi yaroo ci gox bi kay xam na ni doo ci gox bi na fexe ba loolu tam loolu lépp na fexe ba saafara ko mu jóge fi rek jeex na Ousmane lan ngay dalal xelam ci par rapport ak waaw comme li mu wax rek ñun ay jeunes lañ fii ci koñ bi fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee comme li nga wax aussi amul benn quartier boo xamante ni mosuñu fa teg suñu tànk amul benn koñ boo xamante ni mosuñu fa dugg fi lañ foowee fi lañ defee lépp donc amul benn problème boo xamante ni waa Sam Notaire ñu ngi koy jànkuwante te ñun xamuñu ko incha allah rabbi bis buñ ci eggee aussi problème yooyu noonu dinañ def lépp loo xamante ni en tout cas jox nañ ñu ko ci compétence pour lijjanti jafe-jafe yooyu loolu dong moo ñu tax di daw fu mu nekk nii yàlla na ko yàlla may amin yàlla na ko suñu borom may amin waaw kenn ku ne jàpp ci rek amin incha allah yéen ñëpp nag yéen ñëpp ngeen jàpp si parce que li ñu bëgg pour ñu am ko foog ñu dem élection voté carte rek moo ñu ko mën a may incha allah yàlla baax na waaw yàlla baax na yàlla bi yàlla des yaakaar amin jërë ngeen jëf solution baa ngi nii xanaa xoolu leen gisu leen déggu leen solution baa ngi nii dëkk bi dool mag ñi daf ko tooy waay jàng xale yi dafa doxatul waay itti jaay dëkk si grève suba ngoon liñ si jëf bokkul ak li nga digge woon askan baa ngi jooy xiif ak mar diñ rey fu mu toll dafa doy waay nguuru Macky réew mi dafa màqe fu mu toll dafa doy askan bi sama rek nga maa la yar yaa samay doom yéen a dafa noo kuti ba ngoom kon kay macha allah dëgg la météo Sénégal ñoo ko bokk te mën ñu ko xar ñaar dëgg la li am solo mooy kon xamu ne fii li ñu fi naqar xam nga ne bari na trop te actuellement il fallait ñoom futur maire boo xam si mooy ñëw parce que changé ñu ko parce que enseignant doon nañ ci sëg kon muy yow muy man comme ci mën a doon rek alhamdulilah rabbil alamin mais nañ bokk gëm-gëm gi rek muy bi jëmale Sénégal ñun ñëpp nag dañoo war a ànd xoolal ñi nekk fee ci kaw ñoom am na seen problème bopp ñun dañoo am suñu problème yoo xam ne suñu problème gox la nañ ànd bu nee ba élection présidentielle yoo xam naa kuy sa leader nga dem ko mais élection locale lañ nekk loolu lépp daal Serigne Mbamba seere na ni luy jëmale Sénégal kanam man ànd naa ci ni nga ci ànd te yow xam nga ne loolu boo ñëwee ci loolu nga ma fekk man dëgg la man ci social rek laay doxuma ci leneen lu social lu ma mën a am nit ci dem ci kanam moo ma ko gënal suñu gox taaru ba buñ génnee nii xam nga fii nga ñu fekk ne xam nga neexuñu bu nga fekk ci esplanade bu jekk wax ne buñ ñëwee toog fa dafa ay jardin place publique yu bien mais amuñu ko c'est parce que maire bi fa nekk ni amuluñu njariñ kon yow soo fa toogee loolu dina changé su ma fa toogee loolu dina changé kon Serigne Bamba seera na ni luy jëmale sunu gox bi kanam muy Sam Notaire ànd naa ci ak yow ma te ci kàddu yàlla dañ gën a waxtaanaat lu gën a yaatu bi inshallah amul benn problème moom macha allah jantal boy lu dëkk man ci ñi ko yar laa bokk dëkk parce que moom samay doomi grand yi juddoo ci kër gii nga xam ne village c'est moi bi ñoo fi màggandoo ñoom ba toll ni ñu toll dëkk mais li ma ko xam mooy nangoo jàng respecté ay kilifaam respecté ay ganaam respecté ndaw ñi kon donc bu demee ba am ambition bii du dëkk dàquma ambition boobu nangul naa ko du dëkk nangul naa ko te ci kàddu suñu tabaaraka taala bu dee Sam Notaire gi donc tey jii yàlla seet na du jaaxaan ñu jox ko mu yore ko loolu amuñu luñ ci rëccu du ci am te dañ ci ànd ak encouragement bu wér cëng ndax li mu wax mooy dëgg jëmuñu présidentiel local bi la ñu jëm mais ci biir local bi luy jariñ sa gox loolu kenn ku nekk war na ko bëgg
bu doon présidentiel la da nga naan kat kii mooy sama leader mooy sama président moom laa bëgg a jàppale pour mu dem jël réew mi mais lii gox-goxaan la gox-goxaan nag kenn ku ne mën nga am ci xool ki nga am ci moom yaakaar nga jàppale ko Ousmane mii de moo la gën a xam su ma yoroon ñaari xob kese mu soxla benn bi dinaa ko jox moom voilà moom xanaa mu góorgóorlu nag fu mu teg loxoom foofu la fi mu teg tànkam foofu la Ousmane a ko yor barke sëñ Touba incha allah jërëjëf yal na ngeen am ndam amiin amiin bokku gis-gis ànd ak Pastef Sénégal yow la ñu xam Sonko nar na leen am wallaay kenn bañ ko di koy jéem ak di koy forcé xam nga ni mos du benn Sonko neexu leen am wallaay kenn bañ ko bokku gis-gis ànd ak Pastef Sénégal yow la ñu xam fekk changé wuñ ko duñu dem ñu dañoo war a gis suñu bopp ci liggéey bi ndax boo xoolee Afrique ba Afrique daj di la may jën chaque jour jàngale ni ñuy nappee nga dem ci géej gi nappi loolu la ñu war a gëm ñun dañoo système bi ñun ñoo ko war a changé waaw ndax ku màgg ba sol sa dàllu bàyyi xam nga ne yow li war sa baay war na la kon ñoo ngi ñaanal Ousmane Sonko yàlla defal ko jàmm ba ñu doon suñu 4e président 5e président Sénégal incha allah bu soobee yàlla incha allah yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp ok jàppale ko mooy jàppale suñu bopp rek moom ci dëkk bi la dox naag tànkam gis nañ dëkk bi doxee buñ ko yàlla dimbalee ba li mu bëgg mu am ko na fexe ba bu mu war Sénégalais yi rek ñun moom li ñu war dinañ ko def mais moom la ko war boobaa na ko def. fii ci koñ bi nii fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa gis nga Timbo Bari fii laa jàngee fii laa amee BFEM 6e 5e 4e 3e Timbo Bari fii laa ko defee léegi nag nekkatul école donc pour vous dire que situation bii nekk Sam Notaire kenn gënuma ko xam incha allah rabbi bis bu ñu demee ba jël maire bi aussi suñu yitte mooy doon ba jafe-jafe yooyu lépp lu ñu mën ci saafara ko incha allah ñu def ko te li gars yi wax man mënu ma leen a rëcc waaw man moom mënu ma leen a rëcc xaw ma ku leen mën a rëcc mais du man incha allah jaa ngeen jëf. fayoo wala leneen lu mel noonu aller trouver le pêcheur dépassé nga xam ne tey su duggee ci géej gi dootu fi fekk jën parce que signé nañu ay accord de pêche bateau tubaab bi ñëw duñu respecté benn norme daal di jël yëpp yóbbu bitim réew. aller trouver l'homme de tenue alkaati bi militaire bi nga xam ne amul kàddu mu. Mbaye Berse di sant di gërëm léegi rek maa ngi si waxtaan ak sa waay ne ko géejawaay dañoo soxla ndaw géejawaay yi jël affaire bi ndax chaque jour rek dañu ñu importer beneen étranger di ko jël ma ne man sama yéene ak sama xalaat mooy ndaw géejawaay jël ko maa ngi siy dox maa ngi siy wax te lii ngeen di def tamit yàlla na réussir total ndam nga am si ndam bu rëy ndaw géejawaay nekk ci maire bi kii bu fa nekkee buñ ko soxlaa dinañ ko mën a woo waaye ku ñu importé ñun suñu maire bu mag bii mu suñu koo gis xamuñu ay yitteem yu muy doxal géejawaay ay yéen boo leen ko jëlee kii dinañ yor nañ numéro fu ñu ne ko lii suñu doom yi ak suñu jeunesse voilà loolu lañ soxla te ñu ngi siy dox di si wax teel a bindu yi carte yi ñëpp yori ko jël carte yi dem bindu ji voté ci raw gàddu la rek foo ku nekk nag sa seet nga taxaw fa ñu bañ a njuuj jaaj waaw ndaw si kaw si kanam si baax te ñu koy ñaanal waaw bëgg a géejawaay moo ko ñor je pense que képp koo xam ne ni géejawaay moo ko ñor yor nga profil bu baax moom lépp xeexam yëpp géejawaay la nu muy def ba géejawaay développé. géejawaay parce que bu mu toogee depuis géejawaay nekk géejawaay ba léegi maire bu fi jaar et étranger ñoo fi nekk comme maire. bon Sam Notaire la bëgg il mobilise des compétences daanaka il mobilise des compétences yoo xam ne mun na gérer maire bi yaakaar naa ko ci moom xam nañu enfance am xam nañu ay jaar-jaaroom. si ay jaar-jaaram si profilam moom lañ koy moom lañ ànd ak moom lañ koy gëmee. am nga say position yoo xamante ne ni am nga ko depuis longtemps position yoo xam ne xëy na sax moo jiitu suñu def politique mais encore une fois ñun suñu motivation lenn rek la mooy nekk doomu gox bi yàgg fi nag trop gis fi yoo xamante ne ni jàpp nañ ne mën nañ ci dara moo ñu tax dugg ci politique loolu benn la. ñaareel bi mooy dañoo ànd ak effectivement benn leader bu tudd Ousmane Sonko boo xam ne dafa am vision ci Sénégal vision Sénégal boobu nag mënul réaliser wu fi ak commencé wuñ ko ci gox yi ak gox goxaat yi donc moo tax on va se battre
dans cette coalition-là pour dire un maximum de collectivités territoriales pour la vision que Ousmane Sonko bi am ñu commencé ko doxal wax nga programme nag on a un programme bien ficelé xam naa ne temps bi du ñu may ñu développé ko mais incha allah rabbi dinañ fi ñëw on va parler de programme incha allah mais jàppale daal lii moo nekk suñu yéene mais on comprend les positions des uns et des autres et incha allah on va travailler tu as parlé de Ahmed Aïdara moom bokk na ci coalition bi ñuy ànd bi ñu bokk on va essayer de discuter pour voir quelle sera la meilleure équipe pour la commune de Sam incha allah. trouver le jeune bi nga xam ne jaaxle tax na muy xalaat jël gaal di jël risque wala mu topp désert bi ne maa ngi dem vers l'aventure. Allez trouver l'intellectuel ambitieux. candidat Sam Ousmane Sonko lañ àndal li ñu bëgg mooy ngeen jàppale ñu pour ñu jot mairie bi ba yéene bi ñu am ci Sénégal ñu tàmbalee ko fii ci Sam Notaire ñun daal loolu mooy suñu yéene fii. Ousmane Sonko moom parti bi mu tudd. Pastef. Pastef. waaw. ba Pastef ngeen bu baax a baax. moo ñu indi fii ci naaj bi tàng bi. Pastef dong moo ñu war a ñu nekk fii ci naaj bi tàng bi. ndax Pastef moom boo ko waxee ba pare di ko jëfee moom. waaw gëm naa dina wa jariñ askan wi. booy def Pastef di dox ci Pastef yaakaar naa looy jublu lu nekk di nga ko dox ak di nga ko jóg ci Pastef fulla ak fay da ngay demee ñun nag nit ki moom la nga wane. te la nga wax moom la ñuy gis moom lañ ca la ñuy jàpp. ba gis leneen ndax xamuñu lu nekk ci xol yi. dëgg la li nga ñuy won ci biti rek moom la ñuy gëm ndax ki fi toog nii lim nu gëmloo woon mooy. gasoil bi dafa seer. c'est pas normal. waa Mali di ko jëlee fii. di ko yóbbu Mali ba pare ñu gën koo yombale jiw bi ceeb bi dafa seer ñu ànd ceeg moom di dundee yaakaar ci loolu fal ko suukar yokku na gisatoo ko ceeb yokku na pompiteer yokku na soble yaa ngi ñoo ngi nii di ko gas di ko suul ñoo ngi ko seetaan ci journal yi donc lan ñu waxoon gis ñu ko non dunu neex ndax danoo dund mettit bi comme ñëpp yor ak njaboot dafay luyaas kon buñ sañoon bu njariñ déegi buñ si njariñ génnee ñu jot suñu wàll man cee fay luyaas dundal suñu njaboot. loolu bokk na ci Ousmane war a doxal ne tey yëpp ci artisan si biir Guédiawaye fas yéene ñëw boole doole ko si doole pour nga mën a jàppale tey jii moom lu bëgg baat askan bi lan nga jox doomu dëkk bi. waaw Ousmane moom maa ngi koy doog gis tey léegi comme nit ki moom yaa ngi koy doog gis lim lay wax ak lim lay won moom ngay gëm ba ngay gis leneen ñoo ngi fi mi ngi fi. c'est la première fois tamit ñu daje xëy na yàlla mën naa dogal tamit beneen yoon nga daje fi ndax ñun tamit ku ñu jàppale rek lañ bëgg comme dañuy daan suñu doole sa naaj bi tàng na ku nekk booy liggéey bëgg nga looy am lu for tuuti ndax ay doomi jàmbur lañ fi yor tamit di leen jàngal métier ay apprentis yoo xam ne ñoo ngi fi lu mu dee ñu danañ yor ay xale yoo xam ne dana war na nekk ci àll bi di football wala ñu dem géej def lépp mais dañ leen téye fii ci garage bi di leen jàngal métier donc loolu njëriñ la bu ñu gisee koo xam ne war nañoo mën a jàppale ci loolu ñu am suñu parti boo xam ne dinañ fa mën a toog kenn duñu déranger ndax xam nga boo nekkee fii tey bu soobee ñu gën a la jógeel fii demal fële bu ëllëgee ñu jëlee la foofu yóbbu la feneen loolu tamit rafetul xañ na ku mel ni Ousmane bu toogee xañ na dina xalaat si ñun ouvrier yi foo xam ne dina leen fa teg defar leen ban normal xam ne noo koy seen màkkaan lay doon fa la ñuy toog liggéey di jariñ ñeneen ndax àddina booy jariñu ndax métier dafa am solo ndax li ngeen def métier la ñun daal ñoo ngi toog di xaar ku ñu jàppale ba pare sarkal waaw merci wax bi rafet na am na solo. xam naa ne sa waay moom a ci gën a kii daal. waaw maanaam pour tënk rek da nga wax ñaar yu am solo bu njëkk bi mooy effectivement yàgg ngeen a gis ay nit ñi ñoo taxaw wax après buñ demee lañ doon wax wuute ak jëf ji loolu dëgg la góor peng boo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko fekkeendoo nax nañ ñu naxaat ñu naxatiñu mais est-ce que buñ ñu naxee naxaat ñu naxatuñu dafa war a tax ñu war a arrêté daane dañuy bàyyi seetaan leen ak réew mi waruñoo def loolu dañoo war a continuer di essayer ba keroog ñuy dajante ku baax ñun nag ku baax kooku ñun dañ ko yaakaar ci Ousmane Sonko moom moo tax ñu ànd ak moom parce que dañ ne nit ki waxam la ak jëfam waaw am na benn sëñ bu baax bu doon wax ni nit ki waxam daaw su méngoo ak jëfi renem jàppal ne as gor la bu loobantoo rek wàccal ñun nag Ousmane Sonko la ñu waxoon daaw ak ndam ñu waxoon ren ak la ñu waxoon daaw gi gisaguñ ci benn yoon changement parce que nguuru Sénégal ak doole ji mu am lépp lu nekk def na ko pour xool Ousmane Sonko ban dërëm la sàcc liggéey nag ñoom fukki at ak juróom 15 ans def na ko ci administration fiscale
nee na leen 15 boo xamante ni moom moo ko mosuma ko le ku ko mën a prouver kaay nga jël ma yóbbu ma loolu la ñu wooyee jëf doomu aadama donc jëf boobu mu jëf wuteewul ak wax ji ñu wax donc ñun am nañ ñu ay raison pour gëm ko jàpp ci loolu keneen nag naxoon nañu daaw mais kii moom ba léegi lam ñu waxoon ba léegi mi ngi ci kon am nañ droit am yaakaar ci moom ba keroog ñu gis safaan bu ñu gisee safaan tamit aussi dinañ taxaw wax ko. yëpp weesuwul ay mandarga nekk jullit mandarga islam bu leen ko nangu parce que du loolu mooy enjeu bi lay suy war a doon suñu yitte mooy nu ñuy def ba Sénégal baax te sénégalais bu ko war a mën a def moo xam athée nga moo xam chrétien nga moo xam jullit nga moo xam témoin de Jéhovah nga moo xam ci biir jullit ci tarixa bii nga bokk wala bii wala bokkoo fenn su dee sénégalais bii moo yor li ñu soxla ci xam-xam si njub ci loxoy set ak ci bëgg réew mi nañ ko teg ci bopp réew mi. fii réew mi toll. wax ko du dëgg boo ko xoolee xam ko booy boobu psychologue boo jàngoon psychologie boo xoolee booy bi xam ne kii li muy wax dëgg la Sénégal nag boo dëggee ñu dëgg la. Sonko neex na leen am. waaw wallaay kenn bañ ko. ki kay jëm ak ki kay forcé. xam nga ni mos du benn. Sonko neex leen am. waaw wallaay kenn bañ ko. bokk gis-gis ànd ak Pastef. Sénégal yow la ñu xam. Sonko neex na leen am. waaw wallaay kenn bañ ko. ki kay jëm ak ki kay forcé. xam nga ni mos du benn. Sonko neex leen am. waaw wallaay kenn bañ ko. bokk gis-gis ànd ak Pastef. Sénégal yow la ñu xam. xanaa xoolu leen gisu leen déggu leen. lay doo xam te xam naa bëri na samay morom yi xam ne tamit xamuñu la woon waaw dafa jot sax demande nga génn nit ñi xam la parce que am na ñu bëri ñoo xam ne Pastef Ousmane Sonko rek lañ xam Ousmane Sonko rek lañ xam xamuñu fii candidat bi mais yoon la nga génn nit ñëpp xam la mais amul problème ñi ngi seen ginnaaw waaw dara waaw dara dañ koy ñaax rek lu mu soxla yàlla na si yàlla jàppale mais tamit bu sottee mu def la nga xam ne rek askan bi na gis seen bopp loolu moo ci am solo quoi. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Ousmane Samsu Ndiaye maa ngi juddoo yoroo Sam Notaire maa ngi jàngee fii nii école 15 collège Amadou Mboubari ba lycée Limamou Laye laa amee bac ba ni may demee université donc doomu Sam Notaire la defe naa ne loolu moo ëpp solo ci présentation donc Sam Notaire mooy fi nga xamante ne nii moom laa xam quartier yi nekk Sam Notaire yëpp teg naa ko sama tànk fi nekk Sam Notaire yëpp dugg naa ko donc si présentation daal pour man dara mënul gën a rëy loolu en tout cas doomu Sam Notaire moom mooy wax ak yéen. loolu moo gën a rëy ci présentation. tey jii mën nañu xam ne mooy objectif ci démarche yi nga xam yaa ko def ci inscription ak massification bi. waaw donc bi ñu ubbee inscription yi ba léegi sur la liste électorale parce que dans le cadre général ñu ngi def la sensibilisation parce qu'on a remarqué que nguur gi sensibilisation bi ñoom la waroon mais ils ne font pas d'effort de sensibilisation amul benn activité de sensibilisation boo xamante ni l'État du Sénégal def na ko pour instruire les Sénégalais pour ñu dem inscrire sur liste électorale yi comme ñoom defuñu ko ñun on s'est organisé au niveau national au niveau départemental même au niveau communal pour aller sensibiliser les populations parce que ñoom ñoo war a voter ñoom ñoo war a def le choix l'État sait que actuellement la population n'est pas avec elle donc nit ñi dem inscrire du seen arrangement donc ñun ñi jàpp ni ñun nous sommes avec des populations ñun ñi nga xam ne ñooy jàpp ni population bi ñun la war a àndal ñun ñoo war a dem sensibiliser les populations pour ñu dem inscrire donc ñu ngi ci depuis quelque temps tey je pense que mooy dernier week-end bi avant la clôture moo tax on a voulu maximiser en tout cas nos chances pour permettre à un maximum de gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale. naka nga gisee rencontre bi nga xam ne def nga ko ak population bi ak appréciation bi nga xam ne am nga ko par rapport ak seen visite. oui depuis bi ñu ko commencé ba léegi
satisfaction lañ ci am totale. parce que fépp fu ñu dem on se présente effectivement sur la bannière de Pastef. dañ leen wan ne ñun Pastef lañ bokk mais li ñu fi indi nekkul kaay leen ñu voter Pastef li ñu fi indi mooy jóg leen ngeen dem inscrire ci liste électorale nga xamante ni bés bu heure choix jotee di ngeen mën a dem def seen choix. maintenant population yi naturellement ñoom ñoo ñu naan yéen yéene suñu choix donc à chaque fois que ñu dem ci population yi di leen instruire pour ñu dem voter ji ñoom ñoo naan non seulement dinañ dem inscrire mais heure vote bu jotee yéen la ñuy voter loolu nag mu nekk satisfaction si ñun loolu muy wane ne le discours de Pastef passe loolu muy wane ne les populations adhèrent à ce discours là donc loolu satisfaction la et puis daf ñuy ñaax aussi pour ñu gën a yokk liggéey bi daf ñuy ñaax aussi pour war nañu population bi am nañu yaakaar si ñun et que yaakaar boobu noonu lépp loo xamante ni nekk na suñu kàttan dinañ ko def pour yaakaar boobu bañ a tas. Pastef Sam Notaire gis nañ coalition bi nga xam ne am na est-ce que nekkul loo xam ne dina gêner seen activité au cas où changement am. waaw ñun dañoo am suñu objectif. L'objectif général est de permettre à Pastef d'être présent un peu partout. Si fekkente ne dans cette présence là mun na am un maximum de communes boo xamante ne Pastef nekk na fa maire loolu dinañu gënal maintenant élection locale ñu jëm l'histoire a montré que benn parti kese day jafe pour mu gagner une élection c'est dans ce sens-là au niveau national on est en coalition avec certains partis politiques et certains mouvements maintenant effectivement coalition boobu xëy na kenn ku nekk dina ñëw ak loo àndal mais on va discuter voir quels sont les meilleurs profils quels sont les meilleurs programmes et quels sont les meilleurs candidats qui ont en tout cas plus de chance pour être à la tête des communes mais également des gens en qui on a confiance pour que bis bu ñu leen tegee foofu ñu mën a en tout cas mën a saafara jafe-jafe commune Sam Notaire ñun jàpp nañ ni bokk nañ ci profil yoo xamante ne ni ñoo gën ci Sam Notaire dinañ ko dox wax ko ba keroog yàlla sottal loolu mooy suñu mbëgg. après bi nga xam ne mag ñi daje nañ est-ce que yéen au niveau communal ak départemental jot ngeen am ay rencontre yéen ñi nga xamante ni yéen bokk coalition bi. waaw rencontre yi commencé na sur le terrain au niveau de la commune et au niveau du département ñu ngi discuter ñu ngi waxtaan en parfaite intelligence et je pense que à l'issue de ces rencontres là le meilleur choix le choix le plus judicieux le choix du peuple sera fait et nous pensons que le choix du peuple c'est le choix de Pastef. gis nañ ni si yenn gox-goxaan yi pour nga am inscrire wala gis nañ ci ay coow yu métti yi doon tam lu mel ni Pikine Nord est-ce que au niveau de Guédiawaye Sam Notaire jotul am leen jafe-jafe yooyu bon je vais parler juste dans le cadre général li may wax mooy nguuru Sénégal bëgguñu Sénégalais yi dem inscrire ci liste électorale yi nguuru Sénégal xam nañ ni population bi Macky Sall ak gouvernement am xam nañ ni population bi dañoo doyal si donc ñoom plus nit ñi di inscrire plus seen chance perte élection yi di gën a yokk donc ils feront tout pour que nit ñi bañ a inscrire loolu ngay gis ci bañ a joxe certificat de domicile ci yenn quartiers yi bañ a joxe certificat de résidence ci yenn mairies yi ak yeneen xeetu tappale maintenant c'est à nous d'être aussi déterminants que ces personnes là ñoom lépp lu ñu xamante ni ñoo ngi koy def pour yàq ñun aussi danañ am détermination bu ñu toll pour defal au niveau de Sam Notaire il y a eu peut-être des problèmes mineurs que nos représentants ñoo xamante ne ont eu à gérer de manière efficace. gis nañ ni képp koo xam ne da ngay soxla maire di nga am objectif wala di nga am ay loo nasal looy waajal sa population tey Ousmane bu ñu xam ne yenn sa objectif majeur lan lay doon. alors lan moo tax ñu bëgg a nekk candidat ci mairie Sam Notaire yi lu simple la idée bi Ousmane Sonko am ci Sénégal idée boobu noonu lañ bëgg a tàmbalee Sam Notaire ñun dañoo jàpp ne Sam Notaire laboratoire la war a doon ci la vision et le programme de Pastef et vision ak programme Pastef mi ngi tënku ci lan xam-xam ak njub jàpp nañ ne problème mu Pastef mooy problème mu Sénégal mooy problème mu Sam Notaire problème mu Sénégal mooy lan ay njiit yu am xam-xam ak njub problème Sam Notaire aussi mooy ba Sam Notaire des Sam Notaire ba tey dañoo tumuranke ay maire yu am xam-xam ak njub maire yi ñuy tàmm am mais maire yoo xamante ne day ñëw ci population yi xëcc ba ñu fal leen bu ñu leen falee boobu la leen noppee gis alors que am na 9 domaines de compétence yoo xamante ni jox nañ ko maire yi amu ci benn boo xamante ni mës nañ ci sentir bu dee benn yoon la sax mairie Sam Notaire donc ñun sunu mbébét mooy 9 domaines de compétence yooyu benn bu ci nekk population Sam Notaire sentir ne am nañ un maire et un vrai maire qui connaît les problèmes des populations et un maire qui est prêt à s'occuper des problèmes de ces populations là mën que ce soit mu nekk ci éducation que ce soit mu nekk santé et cetera maa ngi koy wax sànq démb
dem naa école 15 bi ma jàngee man maa ngi dugg école en 1990 bi ma duggee école classe bi ma jàngee dara changé wu table banc yi ma jàngee moo fa nekk ba tey man instant bii nii am naa doom bu am 6 ans est-ce que vous trouvez normal que man condition d'étude maanaam ni ma jàngee sama doom ñëw jàngee ci dans les mêmes conditions d'étude dans la même classe avec les mêmes problèmes en 2021 loolu lépp ñàkk vision ñàkk pas-pas sunu élus locaux yi la je pense que ci domaine de santé on peut dire soo démb dem naa croisement Sam dugg naa biir marché Sam c'est-à-dire foo dem rek da ngay sentir ne askan mi dañoo tumuranke gisuñu ku ñu waxal ñi ñu fal ñu ngi dem toog fële di leen seetaan ak seen ay problèmes donc ñun suñu mbëbët mooy prendre en charge l'ensemble des problèmes de ces populations dans la limite des domaines de compétences yi nga xamante ne ni jox nañu ko incha allah. sa dernier mot. sama dernier mooy di remercier waa PASTEF di remercier toute la commune de Sam Notaire ak les alliés également ñi nga xamante ne ni depuis bi ñu commencé sensibilisation ba léegi ñi nga ànd ak ñun bàyyi seen kër yi bàyyi seen njaboot yi ànd ak ñun ci naaj bi don de soi pour la patrie boobu noonu da nga koy sentir ci chaque patriote donc ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen sant di leen encourager di leen wax ni le combat ne fait que commencer dina gën a metti dina gën a yàgg mais ñu ngi leen di encourager une fois à ce que victoire bi leen nag lay doon mooy que le Sénégal soit un pays en voie de un pays développé même pas en voie de développement ni un pays émergent mais un pays développé su fekkente ne pas-pas boobu noonu ñu am ba bëgg jiite Sénégal loolu la dinañu jaral lépp donc ñu ngi leen di encourager encore une fois di leen wax ni xeex bi day door a tàmbali rek dina gën a metti mais encore une fois on est prêt à subir lépp loo xamante ni en tout cas xeex bi laaj nañ ko pare nañ pour def ko te incha allahu rabbi tamit dinañ ko ànd ak ñoom